département de Dagana boo jëlee Richard Toll jëm ba Mbaan jëlee ak booru Rosso département bi yëpp damay commencé ci compagnie sucrière sénégalaise muy CSS. parce que démb dégg ngeen ki ko jiite Mimran def na interview bu yàgg ni dafa bëgg Sénégal bàyyi importer suukar te bàyyi jox ko yeneen suuf jox ko suuf su mu dolliwaat ndax mu mën a gën a développé. waaye nag damay wax ni Mimran moom di ko wax contrat bi mu signé comme gouvernement Sénégal mësuñu ko gis te contrat boobu dafa amoon fu mu yemale woon li mu yor moom ci suuf. dafa amoon tam lu mu waxoon ci mbirum liggéeyam ak naka la koy doxale ak naka lay toppatoowee environnement bi ak liggéeykat yi waaye kenn mënu ko gis mais ñun lu ñu gis te muy lu tiis ci population yi mooy nangu suuf bu amul ab. Mimran nangu na 300 hectares commune de Mbane yoo xam ni délégation spéciale moo ko jox muy loo xam ne lii yoon daf ko teggi mu war ko delloo. Mimran am na fukki hectares ak juróom-benn yoo xam ne mi ngi koy xëccoo ak mairie Richard Toll commune de Richard Toll ngir bëgg fa def parcours sportif di bundu xataal nit ñi fi mu ne nii occupé na ko moom boo ko commencé exploité am kenn mënu fa def dara ndax def ko tëj te mu doon suuf soo xam ne fii dañ ko jëloon war na ko jox population Richard Toll yi nga xam ne dañu xat waroon am fu ñu dëkk mu seen dëkkuwaay mais li gën a grave ci mbirum CSS te sénégalais yi bari xamuñu ko te ma bëgg ko joytu fii mooy déchets c'est-à-dire déchets toxiques yi nga xam ne moom la ñuy liggéey muy posan ak déchets yi nga xam ne mi ngi jóge ci seen cité ak ci nit ñi muy déchets yi nit ñi di sànni lu jóge ci ndox mu bon rek lépp mi ngi koy sànni ci dex gi lac de Guiers ci jukk ak ci lac de Guiers mi ngi koy sànni ci dex gu mag gi jukk mi ngi koy sànni Rosso Sénégal mi ngi koy sànni Guidakar mi ngi koy sànni Témé ci village de Mbane te bu ngeen ku ko dem visiter da nga koy gis à ciel ouvert mu defar ay kanalam 24 heures sur 24 mi ngi sànni déchets yooyu te ndox moomu moom la ñu naan fii ci Sénégal te muy loo xam ne lii lu ñu war a xool la bu baax parce que ndox mu bon la déchets yu toxiques yu bon moo ci ne ak loo xam ne lii doomu aadama waru ko naan mala sax waru ko naan dégg nga kon loolu dafa nekk loo xam ne ñu bari xamuñu ko ñu jóge ci loolu dafa am ay suuf yoo xam ne yi dañ ko nangu ci dëkk yi lu doon nit waa Rosso nangu na 600 hectares ci ñoom yoo xam ne ba tey ji jotuñu ko waa Guidakar tëj nañ ne nangu nañu seen i suuf ak seen i tool beneen bi mooy beneen compagnie boo xam ne dañu ko war a dénoncer foofu mooy seen huile ñi ngi yore ay junniy hectares ñi ngi fay tudd sax Aliou Sall kon loolu tamit dafa nekk loo xam ni dafa tiis nit ñi tax waa Ronk waa ñi nekk ci bor boobu yëpp ci les Ross Béthio zone boobu yëpp seen suuf dañ ko nangu te ñi ko nangu ji bayuñu ko defuñu ko dara dañ ko nangu di ko jaayaat di ko dagg di ko jaay wala di ko loué di ci am xaalis ma jóge ci nag mu jël commune de Mbane commune de Mbane moom xam ngeen ne yéen ñëpp dégg ngeen fan yi ñuy wax affaire junni hectare ak juróom-ñaari téeméer yoo xam ne yi maire Mbane daf ko jël attribué ko benn libano sénégalais bu tudd Rabi Fakhi dégg nga kooku jël ko jox ko Sénégindia mi nga xam ne mooy compagnie indienne bi nekk Mbane te Sénégindia mi ngi yore ay junni hectare maa ngi dégg xaw ma dégg laa am di xalif général des Mourides mi ngi doon ŋàññi di ñaawlu traitement bi nga xam ne bi président Modi mi jiitee Inde mi ngi koy traité musulman yi nekk Inde ma xam ci lu bare ndax am na ay zone ci Inde yoo xam ne yi musulman am fa sax droit rey mala bokk ci travailleurs Sénégindia yi suñu métit la moo ñu fi indi tey parce que Sénégindia mi ngi nekk commune bu Mbane comme ni ko soxna si waxee léegi mu am ay travailleurs yu fay liggéeyee depuis 2009 ba léegi mënuñu am contrat mënuñu am embauchement mënuñu am dara loo xamante ni lu leen di teg ci yoon la ñun ñu doon fa liggéeyee 2009 ba léegi liggéey fa lu yàgg mënuñoo fexe ba am contrat wala embauchement loolu metti ñu trop léegi ñu ne dañuy wut benn syndicat pour ñu mën a am loolu parce que ñoom nee nañ foofu kenn du fa liggéeyee ba am fa contrat wala embauchement ñoom ñoo ko wax ñoom indien yi ñoom ñoo wax loolu léegi ñun ñu wut benn syndicat pour am loolu contrat yooyu syndicat bi FCTS la mi ngi nii foofu lañ nekk dugal leen fa ñu ñëw léegi bi ñu ñëwee ñu commencé di liggéey ak ñoom FCTS ñu commencé di liggéey ak ñoom ba nga xam ne léegi ñoom d'accord nañ ni léegi ñi nga xam ne yàgg nañ fa trop danañ leen defal ay contrat léegi bi ñu d'accord loolu ñu dem inspection de travail bu Saint-Louis bi ñu fa demee
ñu ne léegi danañ defaral travailleurs yi ay contrat mais ci ay conditions lañ koy defee ay quelques personnes la mooy ñi nga xam ne am nañ métier mais ñi amul métier moom kenn du leen defaral dara ñu d'accord ci contrat yooyu contrat yi ni ñu ko d'accordé woon mi ngi nii dañoo d'accord ne dañuy def contrat yi mi ngi nii lañ ko d'accord woon mi ngi nii dañ ko waxoon mu leer nañ ni ñu waxoon ni lañ koy defee mi ngi nii léegi bi ñu d'accordé ci loolu ñu def protocole d'accord bi mi ngi nii protocole d'accord baa ngi nii bi ñu demee ci yooyu yëpp ñu ne danañ ko def ñu liggéeyaat fa même bi ñu d'accordé loolu bañ signé contrat yi signé lépp nga xam ne léegi d'accord nañ ni danañ def ay contrat ñu jékki-jékki daal ni léegi comme dugal ngeen fi ay syndicat yu kenn xamul léegi yéen dañ leen di dàq daal di ñuy dàq mbooloo ma fa ne woon yëpp ñu dàq leen léegi bi ñu dàqee ñu ne léegi kon dañ leen di yóbbu ci yoon ñu daal leen di yóbbu ci yoon dem fële tribunal bu Saint-Louis yóbbu leen fa ci yoon bi ñu leen yóbboo ci yoon daal di àtte daal ni dañ ñoo war a fay bi tribunal bi mu constaté lépp mi ngi nii mbir yi lépp mi ngi nii mu lijjantiku ni dañ ñuy fay suñu droit léegi bi ñu ne dañ ñuy fay suñu droit ñu daal ni duñu leen fay dara parce que Sénégal réew corruption la fii yoon amu fi fu leen neex dem leen duñu leen fay dara te tribunal àtte na ba ne danañu fay suñu xaalis décision bi génn na décision bi mi ngi nii li tribunal àtte décision bi mi ngi nii ñoom nag nee nañ duñ ñu fay dara fu leen neex dem leen fii amul kenn ku fi ñëw koo xam ne mën na fee lijjanti dara parce que ki nga xamante si ni yéen moom ngeen yaakaar kooku moo nekk suñu président nee na Macky Sall nekkul président sénégalais yi président indien yi la moom ITES mi nga xam ne moo jiite entreprise bi moom moo ñu wax loolu ñun ñuy dégg léegi 55 personnes lañu waroon a fay léegi nee nañ duñ fay kenn boole kook dàq 235 personnes yu fa doon liggéeyee ñu dàq leen yépp dossiers yi mi ngi nii ñu ne fu leen neex dem leen duñu leen fay contrat du fi am embauchement du fi am léegi ñun ñu xam ban réew lañu war a nekk parce que ñun Sénégal lañ nekk ay ndaw di fi liggéey di fi daanee suñu doole entreprise boobu jógee Inde ñëw fii am fi ay junniy hectares yoo xam ne kenn xamul nu mu toll te Sénégal yi fi dëkk mënuñu caa gis seen bopp comme ni ko suñu yaay ji waxee léegi noonu la demee dañuy ñëw tuxal ab dëkk spécial ab dëkk la ñuy jël carrément tuxal ko samp seen i pivot continuer di liggéey seen liggéey ñu ni chauffeur yi fa ne woon di fa liggéey dañuy liggéey 7 heures ba 20 heures ci guddi dañ koy liggéey ñu ñuy fay ay 100 000 francs nekk ci tool yi di liggéey léegi loolu lépp Macky Sall dafay ñëw mais mënul wax ak benn travailleur boo xam ne si ni mën na wax ak moom ba pare mu ne léegi dana dimbali ndaw ñi léegi fan lay dimbalee ndaw ñi kon bu dee ñun dañu bëgg a liggéey doon ay ndaw dëkk Sénégal am yeneen entreprise yoo xam ne dañoo jógee ci yeneen réew ñëw fii léegi doomi réew mi respecté wuñu leen mënuñoo fexe ba defal leen lenn loo xamante si ni lu baax la te Sénégal président Macky Sall mi nga xam ne moo yor réew mi mënuñu gindi ci benn côté mënuñu faa gindi léegi loolu la ñu xamul lan moo ko waral ak it dañuy sàkku ndimbal ci képp koo xam ne mën nañu ci dimbali ci ñi nga xamante si ni ñoo ŋànk réew mi parce que ay sénégalais lañ te bëgg nañoo liggéey tey bëgg nañ ñu fay ñu suñu ay droit parce que liggéey nañ fa lu mat fukki at wala lu ko ëpp te mosuñu am contrat mosuñu am embauchement te dañ ñu signal ay kayit yu leer naññi ñu war ñoo fay suñu droit ñoom nag nee nañ duñ ñu fay suñu droit nee nañ ñu fu leen neex dem leen nee nañ ñu tamit benn journaliste du ñëw fii wala kenn koo xamante si ni mën na wane mbirum yoon du ñëw fii jërë ngeen jëf. Salaamaaleykum. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, chers citoyens, bonsoir, citoyennes. Je représente le collectif, oui, je représente le collectif des travailleurs de la SENTA, Sénégal Tannerie. maa fi teewal waa SENTA, Sénégal Tannerie, maa ngi tudd Lamine Gueye. di lancer appel à l'État du Sénégal, notamment président de la République du Sénégal, pour wax ko ni vraiment travailleurs yi ñu ngi dund injustice. ñu ngi dund injustice boo xamante ni kenn mënu koo wax vraiment parce que liggéeykat yoo xamante ni yaa ngi leen di liggéey loo mënoo leen fay seen salaire. di compatir nag ak tous les travailleurs du Sénégal en général parce que je pense que ni ce qui nous regroupe tey ci périmètre bii nii mooy jafe-jafe liggéey sénégalais yi tey nag man dama ñëw tey en tant que délégué du personnel nekk travailleur biir Dakar Dem Dikk nekkal fii tey baatu travailleur Dakar Dem Dikk yépp te Dakar Dem Dikk il faut ñu xam ni Macky Sall moomu ko état wu di Sénégal moomu ko daf koy sàmmal sénégalais yi comme li ñu leen tegee foofu ñoom tey nag ñu am njàqare ak jaaxle lool
ak la nouvelle équipe bi nga xamante ni mi ngi fii depuis le 15 septembre 2020 je pense que ni yéen sénégalais yi teg ngeen si ab seen gët fépp foo leen dem ci arrêt yi doo leen gis bis Dakar Dem Dikk le parc est à genoux tey daanaka bu nu génnee 40 car loolu fi nekk nguuru Sénégal nag dafa jël ay engagement que day renouveler parc bi mais boobu ba léegi dafa sooxe je pense que ni ku respecté wul ay agent am ay travailleurs am lan lay respecté yeneen partenaires je pense que ni le respect des partenaires pour gars yi indi ay bus man jàpp naa ni ab deal la parce que fu seen intérêt nekk yépp ñu ngi koy gaawtu ñu ngi koy respecté bu nu bëggee tabax stade BN dafa gaaw bu nu bëggee tabax Ila Touba dafa gaaw bu nu bëggee tabax aéroport dafa gaaw mais bu nu bëggee def dara pour travailleur bi nga xamante ni mooy ñàkk ci liggéey bi franchement duñ ci gaaw ñun nag duñu am ay arriérés yu bëri arriéré ci lan nag différentiel 44 heures boobu sax jiitu na ko fii moom mais nag franchement je pense que ni état continuité la ñu ngi koy laaj nag suñu différentiel 44 heures mu régulariser ko ba pare nañ ko recalculer waat. di masawu képp ku fi toog xam ne ku fi toog rek njaxar la fi indi ñun nag suñu problème mooy dañoo fekk suñu ay suuf fekk suñu ay tool nangu ko pour def fa ay bassin de rétention waaw ci biir xeex boobu nag ñu ne ñu de bañuñu bassin bi waaye na ngeen ñu fay ñu ne ñu ok d'accord léegi ñu woo ñu à la préfecture de Pikine daal di ñu proposé daa ngeen fay gàncax daa ngeen fay seen suuf ah bi ñu fay gàncax bi daal di ñu proposé 15 000 francs le mètre carré terrain yi ñu ne leen loolu dafa tuuti ñu ne ñu kon léegi da ngeen ñu may ñu waxtaan ak suñu biir ñu dem ba ci biir yaay la départementalisation de Kër Massar ñu indil ñu un nouveau préfet bi préfet boobu ñëwee daal di jël les choses en main ñuy waxtaan ak moom yokk suñu doléance mu xool ne lii kat vraiment ñii ñoo am dëgg mun nañu kon léegi may nañu avant ñuy commencé travaux yi ma waxtaan ak ñoom bu ñu paree ah ñu xool lu ñu leen fayee ñu dem ba ci biir ah mu convoqué ñu bi ñëwee mu ne ah man kay waxtaan ak gars yi mais nañ daal du ñu fay kenn pourquoi parce que ci ndox bi ngeen nekk ah waxatuñu leen ñu xëy benn bés ñu indil ay alkaati commencé seen ay travaux boobu ba léegi nag ñu topp seen ginnaaw te actuellement fi ñu toll nii ñun xeex taxu ñoo jóg sànnante xeex taxu ñoo jóg suñu suuf la ñu jël seen ay doom ak seen i nijaay fa doon béy ñun ay doxandéem la ñu fa dañ fa ñëwoon jënd fa terrain pour suñu dëkkuwaay léegi nag li ngay ñaan dañuy lancer autorité yi suñu xalif général des Layènes bi yéenoon woon nañ ndaw ci moom dañuy ñaan mu jàpp ci parce que vraiment lii vraiment bu ngi soñoon daal bu demee nii di lancer aussi un appel au président Macky Sall moo fi waxoon ne les impactés du foncier léegi c'est fini kon na respecté kàddoom ñun daal li ngay ñaan mooy suñu ak suñu yaraf nañ ñu ko jox te boole aussi ñun avant ñuy dem ci lii jëkkoon nañu interpellé le maire de Malika bi ñu ko laajee mën nañu effectivement képp koo xam ne lan lañ sa suuf balaa dara di am dañ la fay te booba léegi ñu ngi koy déglu fayuñu woowuñu kenn waxuñu dara li ngi ñaan mooy nañu fay suñu xaalis maa ngi delluñu suñu suuf loolu daal la ñu am lu ñuy wax maa ngi déglu nag. jërëjëf ñu ngi jox kàddu gi famille des victimes de Tahirou Sarr ñu ngi jox tonton Seydou Tall bu noppee ñu ngi jox kàddu gi Guy Marius asalaamualeykum wa rahmatullah yéen mbokk yi teew fii ci biir salle bi ak yéen suñu mbokk journalistes yi nga xamante ne yi yéen a ñëw teew fii pour jébaane ak jottali suñu jébaane ñun nag balaa ma ngeen baal ma maa ngi tudd Ousseynou Tall dëkk Yoff Tongoor ma ñëwoon fii teew ak sama doom bi ma àndal ak sama benn rakk ñu teewal ñi nga xamante ne ñi ñooy famille yi Tahirou Sarr escroqué avec la complicité de Abdourahmane Sow di Lénine di laaj nag ndax ñaar ñooñu dañu nekkul ay sénégalais wala dafa am ñu leen di protéger ba ñuy def lu leen neex bëgg a xamalit ci sama kàddu man mi teew ngir famille yooyu président Macky Sall ndax dafa yëgul loolu
walla lan ndax ki ñuy wax Tahirou Sarr dama yaakaar ne dafa bëgg a salteel deram te salteel deram boobu moom waru ko seetaan boor war na wax jog ci li gën a gaaw pour ñu delloo ñu suñu àq ak suñu yelleef man ak samay bokk yooyu bokk na ci sama famille bi ma représenté ak famille Mboye Gueye ak famille Diagne di Abdoulaye Diagne famille Mamadou Mbeng ak famille Abdoulaye Fall bokk na ci kon dañu koy ñaan su dee ne moom la mu waxoon nit dafa war a sàmm kàddoom dana woon su ma ñëwee bés bu ngeen ma falee dinaa fi jële injustice maa ngi koy waxaat tey mun na xam ne injustice mu ngi ci réew mi ba léegi jogu fi te jogagu fi mu fexe nag ñu delloo ñu suñu xaalis boobu ndax Tahirou Sarr jot na acquiescement yi nga xam ne yii yépp mu ngi toll ci 17 milliards de francs 17 milliards de francs 400 millions mu ameel ma man ak sama famille 7 milliards 250 millions ameel la famille Abdoulaye Fall Diagne Mamadou Mbeng ak Babacar Diagne 1 milliard 664 millions kon dama bëgg ñu taxaw ci loolu ngir dëgg mooy dëgg doo jël alalu jàmbur ba noppi téye ko lekk ko fayloo seen borom di wax naan jox nga leen ko amuloo benn preuve bu ma paree ci wax ji may wax indee la na ay kayit ay preuve yu leer yéen journalistes yi kuy dem dana ko yóbbaale incha allahu te dama ñaan yàlla di leen ñaan na ngeen ma jéebaaneel mbir mii na leer na leer na leer mun naa joxe ci titre foncier yi tey titre foncier bi tax may wax le 63 74 la Dakar Gorée ñu changé ko ci seeni luubal def ko 18 38 NGA boobu mooy bi ci jëkk une superficie de 32 870 mètres carrés la bi loolu passé am na baneen bu ñuy waxee 58 NGA Dakar Gorée moom it ku ko moom la famille Mboye Gueye am na yeneen yu ma mënul citer ndax indiwaale ma référence yooyu mais bedee ci loolu lépp maa ngi leen di xamal ne kayit yii ak mbir mii mu ngi ci doxo juge di deuxième cabinet bu ñuy woowee Mamadou Seck booba ba léegi déglu nañ ma déglu suma ñoñ te mënuñu fexe ba oo Tahirou Sarr kon loolu moo tax may laaj ndax Tahirou Sarr dafa am ku koy protéger walla ndax kan la ba moom ñuy dóor nit ñi bu ñu defee lu ñu warul def walla di tëj nit ñi bu ñu defee lu ñu warul def te moom mënuñu ko dóor mënuñu ko inquiéter mënuñu ko sonal ba tax na may xamal ne man mii toog di wax fii tey su ma sàccoon benn dërëm bi gën a tuuti walla ma def benn luubal bi gën a tuuti keroog du ma fanaan sama kër boobu ba léegi moom mu ngi ci ay mbiram di dem di ñëw kenn faalew ko kenn toppatoow ko kenn lëjalu ko loolu nag laa bëgg borom réew mi naka dégg képp ku yor ndombu tànk commencé ministère de la justice ba ci suuf képp ku am baat ci réew mi walla di wax maa ngi lay woo ci loolu yéen ñi nga xamee ne ñi yéenay les organisations de la société civile ba ci fii ma toog di Voix Frappe Dégage ONG Jamra ak ñeneen maa ngi woo ñépp ci lii ndax képp kuy xeex ci àqu ak yelleefu doomu aadama ngir ñu bañ koo lor maa ngi la ciy woo ndax jàmm moo gën ci réew jàmm moo gën ci réew jàmm moo gën ci réew lu dul jàmm rek jàmm moo ko gën ngeen baal ma ak wasalaam. maa ngi tudd Guy Marius Sagna bokk FRAPP di leen di nuyu yéen ñëpp ñi nekk fii ci salle bi jiital collectif yi nga xam ne ñoo fi yebal seen ndaw di nuyu taskatu xibaar yi fi nekk di continuer waat di ñaax organe de presse yi ñuy fay seen caméraman yi payoor bu doy ndaxte amoon na sama benn mbokk caméraman bu fi waxoon ne vraiment sonn na li ñu koy fay motul 100 000 motul 90 000 motul 80 000 rombul 75 000 donc nañu gën a fulal journalistes yi nañu gën a fulal caméraman yi nañu gën a fulal ñii di liggéey ci organe de presse yi ndaxte ay soldats lañu les soldats de l'information. loolu bu noppee féliciter collectif yi nga xam ne mbootaay yi nga xam ne ñoo fi ñëw te ñu ay ayaloo wax seen naxar seen métit lim bi ëpp na sax li fi jaar dafa fekk rek ne waaw waajtaay bi organisation bi
métti woon métti boo xam ne xëy na ñépp ci mbootaay yi bëggoon tey teew fii ngir wax mënuñu ko moo tax xëy na ñu ngi jox rendez-vous journalistes yi suñu ay partenaires ak ñoom seen ci fan yii di ñëw ay bés yii di ñëw pour beneen conférence bu mel nii ndaxte ñi am jafe-jafe ci Sénégal bëri nañ ñii ñenn lañu lu tax ma leen di féliciter bëri na ñoo xam ne am nañ jafe-jafe ñu ngi noppi seen jafe-jafe ndaxte amuñu fit ndaxte dañoo ragal ñu noot leen ba pare ci li nga xam ne seen sañ-sañ la ba pare ñu am tiitaange wax ko donc féliciter ñi nga xam ne ñoo sonn ñoo tumranke ñu nangu seen suuf dàq leen amal leen payoor amal leen seen diplôme ak ñoom seen ñëw fii séddoo ko ak ñun damay fàttali ne FRAPP bokk na ci li tax ñu taxawal ko nekk ci wetu askan bi nga xam ne dañ koy noot ba pare muy xeex bëri na ay sénégalais yoo xam ne dañ may woo man woo yeneen membre FRAPP naan leen waxal leen ñu lii waaye bëgguñu ci feeñ bëgguñu ci feeñ déedéet loolu mënul nekk de nit buñ la nootee teg la loo xam ne daganul boo amul fit wax ko bul wax keneen waxal la ko ça veut dire que yow pareegoo pour xeex te fekk pareegoo pour xeex ñii di la noot dañuy wéy ci noot la yow mii nga xam ne yow la ñuy noot nga ragal wax ko nga ragal feeñ yow sa nooteel bu la jaralul dara ndax dina ko jaral keneen koo xam ne nootuñu ko ñun sénégalais nañu bàyyi ay délégation de combat ñun sénégalais nañu bàyyi ne diw moo may waxal diw moo may xeexal pesum kanam mbéjum gémmiñ borom moo koy fajal boppam boo koy fajal sa bopp nag mun na am ñeneen ñu tudd FRAPP ñu tudd Moodu ñu tudd Faatu ñëw jàppale la waaye yow mii kenn warula jiitu ci sa nooteel kenn warula jiitu ci sa naxar kenn warula jiitu ci sa métit ñii ñuy noot nag di tedd ci noot bi ñuy noot di sàcc suñu suuf nu ñu sàccee ni Tahirou Sarr ñoom Mamour Diallo sàccee suufu ñi nga xam ne ñoo fi mujjee jaar bëgg a sàcc suufu Waalo bëgg a sàcc suufu Koutal ak suufu feneen ak feneen moo tax souvent ñuy wax mafia foncière bandit foncier voyou foncier ñooñu suñu noppi suñu ne tekk suñu ne meng daf leen di encourager dëmm lu mu gën a bañ mooy ku ko jeebaane li nga xam ne nag ñun ñëpp ko bokk li nga xam ne ñun ñoo ko moom ñu bëgg ñu ko xañ dañ ko war a jeebaane mooy jéego bu njëkk donc nañu bàyyi délégation de combat fii Superman amu fi fii Batman amu fi fii super héros amu fi fii musalkat amu fi ñun ñii ñuy noot ñun ñoo war a musal suñu bopp tey nag li ci bees bokk na ci li FRAPP di faral di def ne yéen waa Waalo dañoo bëgg nangu seen suuf waa Koutal yéen itam dañoo bëgg nangu seen suuf mais est-ce que yéen waa Koutal ak waa Waalo du ngeen def benn say est-ce que du ngeen ànd def benn say ak njaboot yi nga xam ne ñoom la maanaam Tahirou Sarr ak Mamour Diallo bëgg nangu seen suuf waaw yéen waa Sénécor Linda seen patron daf leen di noot yéen waa Senta SA seen patron da leen di noot ngeen di liggéeykat est-ce que duñu def benn say yéen 3200 travailleurs de Dakar Dem Dikk dañ leen di noot est-ce que duñu def ñun ñëpp benn say lan moo war a tax parti politique yi war ñoo gën a muus ba ñoom bu ñuy dem élection ñu def coalition te ñun ñii ñuy noot duñu def coalition donc baatu FRAPP mooy nañu ànd def coalition te tey lii jotaay bii coalition ñi nga xam ne ñoom la ñuy noot moo jur lii kon xam ngeen ne ànd day tax ñu egg foo xam ne ñun buñ ko doon yóotu benn duñ fa egg lan moo war a tax kon parti politique yi war ñu ëpp xel ñoom ñuy booloo ñun ñuy xeex de manière individuelle ñuy taxawal coalition yemuñu ñoom parti politique yi di taxawal coalition mais seen coalition yi sax di joxante loxo ñun ñu war a xeex individuellement de manière éparpillée déedéet ñun itam nañu am xel nañu muus ñoom ñii bokk ci parti politique yi waruñu gën a muus lan moo war a tax ñoom parti politique yi ñoom coalition yi ñuy naxarlu seen liste de candidats te ñun waruñu naxarlu suñu liste jafe-jafe suñu liste métit tey suñu liste métit la ñu ne fàng ne waaw parti politique yi war nañ joytu seen jafe-jafe liste coalition yi war nañ joytu seen jafe-jafe liste waaye am na liste yoo xam ne moo ko jiitu de te liste yooyu
ni ñu toroxalee liste jafe-jafe yooyu moo raam ba jur ñoom politiciens yi ñu leen di noot ci seen liste de candidats ndaxte ñoom politiciens yi li ñu leen di def tey muy conseil constitutionnel muy préfet muy gouvernement en réalité ci ñun lañ ko njëkkee di tëju ci bureau di falsifier naan suuf si nañ ko jox nañ ko def ci turu kii di fen waaw di def ay manipulation di tekk suñu xaalis ñuy tekk liggéeykat bi nga xam ne day cotiser pour kër ñu ko koy tekk fukki weer ak ñaar ndekete versé wuñ ko fu mu jëm di ko tekk ay cotisation sociale ndekete versé wuñ ko fu mu jëm mu ngi dem seen nekk. donc lii la ñu wax ne ñun waa FRAPP comme yàlla daf ñu nattoo képp ku nekk Sénégal am jafe-jafe nga ñëw wax ñu ko ñun suñu liggéey bokk na ci itam bu jotee ñu ne nañu def ànd def benn say ndaxte benn bant yomb naa damm waaye fukki bant ñaar fukki bant téeméeri bant gën naa jafe damm comme nag ñoom jeebaane rek la ñu ragal ñun ñu àndandoo jeebaane leen waaw lii jeebaane la ndaxte xëy na yuuxu waa Waalo rek doyul buñ ko boolee ak yuuxu Dakar Dem Dikk ñoom ñaar seen yuuxu mën na gën a kawe buñ ko boolee ak yuuxu ñi Tahirou Sarr bëgg a jaar seen kaw dina gën a kawe yuuxu waa Malika mu gën a kawe yuuxu waa INSEPS maanaam sortant de INSEPS ak ñi nga xam ne ñoo nekk Université du Sahel mu gën a kawe lii mooy li nga xam ne moo ñu fi indi tey waaye waxoon nañ itam ne conférence de presse yi bu rombee suñu ay problème réglé wuñ ko waxoon nañu ñaari date ne dinañ marche def doxu ñaxtu wala rassemblement le 17 bii di ñëw wala le 18 ci diggante bi nag dégg nañ ne am na ay partis politiques ay coalition yu ne ñoom dañuy manifester le 17 moo tax mënaguñu jox date dinañ waxtaan suñu biir xool naka la ñuy def waaye mbir mi du yem rek ci wax ndaxte kat suñu ay jafe-jafe état bi dina ko régler ana ministre du travail xanaa ministre du travail amul ci réew mi ana ministre des finances ana ministre des transports ak ñoom seen ana président de la république ana gouvernement bi jafe-jafe yi bëri na mafia foncière bi bëri na ah état du Sénégal mais fayal école yi fekkal na nga fay université yi ngir ndaw yi jot seen diplôme donc ñun waa FRAPP ay yombalkat lañu ay facilitateurs yombalkat yoo xam ne dañu naan ok yow am nga problème yow am nga jafe-jafe nangu nañ sa suuf dàq nañ la te jaarul yoon amal nañ la payoor ak ñoom seen léegi ñun ñëpp est-ce que duñu def ànd benn say donc félicitations mbootaay yi nga xam ne ñoo ñëw fédéré seen doole ba jur lii waaye du fi yem ñuy profité waale di tàllal loxo yeneen liggéeykat yeneen victime de spoliation foncière di tàllal loxo bépp collectif bu nekk ci Sénégal nga xam ne dañ koy noot fu mu munti nekk ñu koy noot muy xeex wala mu bëgg a xeex te xamul nu muy def ñu ngi lay tàllal loxo fii dégg ngeen fii fukki collectif ak juróom nañu doon téeméeri collectif nañu doon ñaar téeméeri maanaam collectif résistance bi ñenn ñi di woote ci beneen fànn te muy yoon fii la gën a waree résistance nañu fippu contre sàccum suuf si nañu fippu contre liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi leen di doyadil di leen di noot nañu fippu contre suñuy diplôme yi nga xam ne dañ ñu ko bañ a jox nañu fippu moo tax dinañ gën a waxtaan gën a ñoŋal li nga xam ne moom la ñu nar a def bokk na si itam li nga xam ne moo tax ñu taxawal FRAPP gis-gis bi ne Sénégal ak Afrique du ñu jëm kanam fekk ñu ngi leen di tënk fekk ñu ngi leen di maanaam jatan ndaxte dañ ñu jatan tubaab yi di ñu noot dëgg la dafa am ay bukki yu ñuul yi mooy par exemple ñi jiite Dakar Dem Dikk dañoo ñuul ni ñun nekk ay sénégalais ay bukki yu ñuul ñoom ñoo ñuy noot waaye dafa am ay bukki yu weex ay bukki doxandem ñooñu itam dañ ñuy noot ñaari nooteel yooyu moom ngay boole pour xam lan moo tax fii ci Sénégal demee nii lan moo tax fii ci Sénégal demee nii lan moo tax Sénégal am xar kanam bii ci nooteel boobu tey lenn rek lañ ci bëggoon wane ci 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi yuy ñëw ci marché du travail chaque année mais 30 000 emplois rek lañ leen di jox
270 000 amuñu xëy amuñu gontu xool leen lii mooy magasin Auchan yi gis ngeen distance yi entre magasin yi gën a proche Dakar saa yi boo defee 1 kilomètre am na magasin Auchan waaw man mun na am sax ci salle bi bëri na ñuy dem duggi Auchan waaye est-ce que yoon la ñu am ñun ay commerçant ñu ne Dakar saa yi boo defee 1 kilomètre am na magasin Auchan fekk 22 magasins Dakar changé slide bi boo demee Île-de-France ci France la Auchan mu ngi am waaw lii mooy Dakar donc waneen beneen image bi gis ngeen lii mooy magasin Auchan ci biir département Dakar daanaka Dakar Little France la da ngeen di dégg ñu naan Little China mais Dakar Little France la Little Paris la gis xool leen mu ngi ni mu ngi mel ni lépp xonk demal ci beneen slide bi lii mooy Île-de-France puusal ni voilà Île-de-France 12 millions d'habitants 17 magasins Auchan ngeen xam ngeen ne Dakar amul 12 millions d'habitants ma waxaat ko Île-de-France 12 millions 213 447 habitants 17 magasins Auchan moo fa nekk Sénégal 17 millions d'habitants waxuma Sénégal de Dakar donc 22 magasins daanaka limu magasin yi nekk Île-de-France muy 17 moo waroon xëy na nekk ci Sénégal yépp bu fekkee dañuy naan Auchan daf fii toog waaye li waroon nekk Sénégal yépp moom la ñu def biir Dakar mu ngi nii puusal carte bi man musuma dem France musuma dem xawma Île-de-France mais lii mooy magasin Auchan gis ngeen ni mu tasaaroo 17 la ci Île-de-France 12 millions d'habitants ñun motul 4 millions motul 3 millions département Dakar nous avons 22 magasins ok ku mu neex na nga dem nduggi magasin Auchan mais bu fekkee ñun am nañ tuuti cofeel ci suñu réew war nañ ne waa ok mais est-ce que magasin Auchan yi ëppul lu ñu amul sax seen réew ñu am ko fii lii mooy la détestation de soi la haine de soi ñun dañoo war a fonk suñu bopp même buñ fi nekkee mais est-ce que waruñu xoolaat seen nekkin fii ngir mu bañ a asphyxier bañ a cannibaliser les petites et moyennes entreprises sénégalaises lii du dëgg du yoon est-ce que c'est le dernier est-ce que bi moo mujj voilà donc ñun lii la ñu waxoon état du Sénégal ndaxte ñun li ñu gëm mooy doomi réew mooy tabax réew bugguñu li dal askanu France dal Sénégal gis ngeen France ci fukki at ak juróom-ñeent magasin de grande distribution yi ay Auchan ay Leclerc ay Utile dafa rey dafa faagaagal 100 000 commerces de proximité 100 000 bu dee commerçant français bi nga xam ne wóor na ma ne moo ëpp doole commerçant sénégalais moom moo ñàkk 100 000 commerces de proximité France ci fukki at ak juróom-ñeent mais bu ñu bàyyee ñoom Auchan ñoom Utile ñoom Carrefour ak ñoom Sen di fi fees dell fan lay mujj agression yi day daal di gën a yokk mais bu mu jaaxal kenn lan moo tax agression yi yokk lan moo tax rey yi yokk bokk na ci lépp ñu jël jox tubaab bi lépp ñu jël jox tubaab bi jiital si surtout France moo tax tamit comme ni ma ko waxee woon sànq 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi 30 000 emplois rek lañ leen di jox ah lii mënul wéy ñun li ñu doon wax mooy li ñu dugal ci Auchan dégage mooy nañu def étude d'impact de l'implantation des grandes surfaces au Sénégal état du Sénégal war nañu wax mais magasin yii ni mu fi bëriwee ban jeexital la am ban conséquence la am baax na wala baaxul ñu def les états généraux jënd ak jaay maanaam ñu xayma 1960 ak léegi commerçant sénégalais yi commerce sénégalais lan moo ci baax lan moo ci sooxe ndaxte nag waxuñu ne commerçant sénégalais yi lépp ci baax waaye ñun fat li ñu yàgg wax mooy même suñu équipe nationale football buy ñàkk di ñàkk maanaam du gagné mais man du ma supporter équipe nationale football France sama équipe nationale football laay supporter mais commerçant yi dañoo bokk ci suñu équipe nationale économique même bu ñu bonee nañu xulloog ñoom nañ leen jubbanti nañ leen jooyanti waaye ñoom la ñu war a supporter de nañ leen jooyanti nañu xulloog ñoom waa ji daan na wax ñaari bëy bu ñuy mbëkkante bul mbir mi bu mu mës a métti ba nga dem uti bukki pour mu ñëw wallu Auchan bukki bi la Carrefour bukki bi la man ak Yacine Fall lu mu métti bu mu jaral Yacine wala jaral man Guy Marius Sagna ma dem uti bukki ngir mu walluñu ndaxte dina ko lekk mujjantel bi mu lekk ma wala mu njëkk ma lekk mujjantel bi day yéex rek mu lekk ko
donc même bu fekkee dañuy xulloo ak suñu commerçant yi teg leen ay daan di ba mu saf sàpp ñoom dañoo bokk ci suñu équipe nationale économique loolu nag état moo ko war a jiital donc je crois que c'était ça l'essentiel et donc ñaata temps moo des oui am naa il reste 5 minutes waaw kon dañuy gërëm journalistes yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw ndaxte comme ñun waa FRAPP ni ñu ko yàggee wax li ñuy def mooy naka la ñuy fexee ba rendre plus audible les luttes des populations maanaam waa Waalo li ñuy xeex CSS di aakimoo seen suuf Sénégindia di aakimoo seen suuf avec la complicité du gouvernement du Sénégal naam seen xeex yuuxu bi am na fu mu egg mais xëy na ñun bu ñu si dugalee suñu loxo yuuxu bi dina gën a riir waa Dakar Dem Dikk bu ñu yuuxoo seen yuuxu bi dina egg waaye ñun ñëpp fukk ak juróom wala ñaar fukki mbootaay bu ñu àndee ak Dakar Dem Dikk riir bi dina gën a am doole et donc bu fekkee président Macky Sall wala gouvernement wala directeur Dakar Dem Dikk dafa tëx bu boobaa dina dégg donc rendre plus audible et plus visible les luttes des populations les préoccupations des populations les oppressions des populations donc lii moo tax siège bii di siège u FRAPP kenn financé wuñu membre FRAPP bu ci nekk minimum da ngaa war a cotiser téeméer weer bu nekk ci la ñuy fayee màkkaan bi 250 000 par mois ñun amuñu ay néegu xaalis de USAID financé wuñu aussi waa financé wuñu kenn financé wuñu waaye dañoo jàpp ne màkkaan bii dafa am solo pour askanu Sénégal tey jii nii pour def conférence de presse fii ci Dakar ngeen dim problème la même boo buggee fay yenn saa yi yii yéen la mënuñu leen abal bëgguñu am problème salle bu gën a tuuti 100 000 francs mais yow di nga am jafe-jafe nekk collectif de travailleurs licenciés ñu naan la ay fayal salle 100 000 francs pour conférence de presse lii moo tax ñu jël salle bi lu ngeen dégg nag ci waa FRAPP lii FRAPP lee Guy Marius Sagna lii Ousmane Wade la Fatima Mbengue lii Ben Taleb lii Daouda Gueye lii lenn rek la ñuy mere mooy jafe-jafe askan wi la ñuy may buzz ñii di noot askan wi bugguñu jafe-jafe askan wi ñu may ko riir ñu may ko buzz dañuy bëgg askan wi nga xam ne même bu fekkee day xeex mu gaaw a tokki mu gaaw a tàyyi mu gaaw a damm ne bàyyi naa leen ak yàlla te ñun nag malheureusement ñun waa FRAPP dañu ne askan wi amul tàyyi amul damm amul bàyyi ak yàlla fii lañ koy réglé même bu dul pour ñun suñu ay doom yu jigéen suñu ay doom yu góor suñu ay sët war nañ am beneen Sénégal kon jërë ngeen jëf ci taxawaay bi fan yii di ñëw dinañ leen wax dogal yi nga xam ne jël nañ ko ñun ñii ñëpp ngir yeneen jéego yi nga xam ne bu weesoo conférence de presse bi dinañ ko def di tàllalaat loxo bépp doomu Sénégal di tàllal loxo képp kuy collectif ci Sénégal ngay liggéeykat ñu lay noot ngay béykat sàmmkat ñu bëgg a nangu sa suuf ngay étudiant ngay élève ngeen am collectif ñu leen di noot ah déedéet duñu leen waxal de da ngeen di ñëw ànd ak ñun ñu def benn say kuy bëree daan de boo bëreewul ñàkk nga Ousmane Wade wax na ko sànq agent pénitentiaire yii boole wuñu leen woon ci augmentation payoor yi tey ginnaaw bu ñu bëreewee ñu ànd ak ñun waa FRAPP ñu bëreek ñoom ñi nekk ci kaso yi tey yónnee nañ leen 80 000 francs ci yokkute ci seen payoor mais c'est parce que dañoo bëre sànq ci conférence de presse bi ñu ngi may yónnee beneen message les agents des services d'hygiène ñoom itam yokkal nañ leen 80 000 francs mais loolu c'est parce que dañoo xeex c'est parce que dañ ko wax ak yeneen yoo xam ne duma ko fi lim Ousmane wax na ko ba pare bu ñu bëreewee dinañ gagné waaye bu ñu bëreewul dinañ wéy ci noot ñu jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm di leen di sant di leen di jox rendez-vous ci fan yi di ñëw kuy bëree daan seule la lutte libère jërë ngeen jëf